salaamaaleykum mbokku internet Kër Jeggi TV safo yi ak soppe yi comme j'ai l'habitude de dire ñi nga amaan mbégte lu baree bari encore une fois di jàkkaarloo ak yéen macha allah ci xeeti baax yi nga xam ne jeeg yi bëgg nañ ko lool macha allah muy lépp loo xam ne produit de beauté la buy ñëw defar seen yaram ak ñi nga xam ne dañ am problème pour ñu mun ko réparer macha allah loolu nag ku ko wax temps ku ko wax gëstu bu yaatoo ku ko wax ay étude ak ay formation yu am solo Kër Jeggi dafa dellusiwaat ci facette boobu ak doole ndax nee naa leen dañuy bëgg toujours problème bu jóg rek solution bi nekk ci suñ loxo kàttanu yàlla ak mbaaxam parce que moom rek mën loolu moo ko yayoo moo ko xam nañ koy waxee moom lañ ko jagleel waaye nag sañ nañ cee gëstu te bu ñu ci mayee it ñu jël macha allah loolu moo tax dañuy ñëw ak yéen tey ci lépp loo xam ne produit pour yaram la voilà mu nekk suñu gamme corporelle yooyu nga xam ne comme ni ma koy faral di waxee gamme marron métissé gamme marron caramel noirceur d'ébène ak weex tàll ci nag ay produits yoo xamante ni ne dara nekku ci lu toxique wala lu lay indil après ay complications je pèse bien mais moo doo diwoo mukk suñu diw ne damaa cere wala damaa lii au contraire ñun ñooy faj cere yi donc ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax ci loolu lañ leen di présenter li nga xam ne moo fi nekk parce que dañ changer carrément suñuy emballage am neneen luñ ko liggéeyaatee macha allah amit luñ ci dolli parce que produit yi daanul woon am gel de douche voilà tey créer nañ leen ci gel de douche boo xam ne gamme boo mën a jël war naa mën a am gel de douche bi ci boo leen ko bëggee gel de douche bi tamit liggéeyee nañ ko noo xam ne lépp luy produit buy baax ci yaram composé nañ ko ci biir te lu ci ëpp ay produits naturels la lu ci ëpp rek ay produits naturels la voilà macha allah mélange ak composition yu baax la ñu boole loo xam ne dara toxigul dara chimigul te du ngeen ci utiliser dara di am benn problème te ku ñuul ak ku xees yëpp mën nañ ko utiliser muy bii ma leen di wax am nañ ci nag diw pour bouteilles yi bañ a niroo ngeen bañ a jaawale parce que bii lait de corps la mais pour teint noir la ñi nga xam ne dañ ñuul di bëgg di am éclat noonu éclat wu kaaba gi macha allah daf ma ciy neex donc ñoom moom diw bii macha allah parce que seen yaram dafay set wecc am éclat bu bari caam jottali ma sama ñaari bouteilles yooyu ma teg foofu waaw ma wax ci balaa ma ko fàtte voilà non voilà donc c'est ça macha allah donc yii tey benn bi gel de douche la benn bi lait de corps la pour teint noir lait de corps pour teint noir bi dafa am savon aussi savon bi c'est pour les peaux noires ñu boo koy sangoo da ngay am éclat moom itamit mu dindi impureté yi ci sa yaram bi yépp châtiner sa yaram bi rafetal ko dundal sa deru yaram bi daf ci am solo te ñi nga xam ne ñi ngi utiliser même pour teint noir bi mun nañu am possibilité am crème chantilly bi moo nekk produit bi nga xam ne à base de karité moom it bio amul lu dul ay sérum yu baax ak ay vitamines ay huiles yu baax yoo xam ne macha allah du amul dara lu chimique huile yi it bu ñuy wax ay huiles yu naturel ay huile de carotte huile de naka laa ko mën a waxee sésame voilà bépp façon huile boo xam ne huile d'olive bépp façon huile boo xam ne bu demee ki suñu composition diw yi dina ko baaxal def nañ ko ci biir macha allah pour wax leen ne gën nañ ko liggéeyaat macha allah bien que yéen a ngi ci doon am satisfaction bu baax mais jàpp leen ne ñëwaatee na neneen macha allah voilà gamme yi day am tamit gommage bi tamit gommage bi benn la ma indil mais ñaari façon gommage la dama jël juste rek ay échantillon gommage sable bi mooy bi nga xam ne comme ni ma koy waxee de temps en temps 2 fois ci biir semaine bi mën nga ci gommer sa yaram c'est à base de produit moom itamit tout naturel très naturel boo xam ne daf lay gommer sa yaram comme c'est pas possible ñenn ñi bu ñu gomee ba pare dañ naan sama yaram bi tey comme velours certes ubbi pores yi dindi impureté peau morte yi ba sa yaram set wecc daf ci am solo ndax même boo ñuulee je me dis que war naa am benn teint bu rafet boo àndal parce que ñuul rimewul ak teint bu tilim déedéet
teint bu tilim moom façon rek nit mooy comporté woo noonu bàyyi te yaramam mu dër ñuul voilà mel ni ku dëkk di diwoo karité noonu mooy loolu voilà parce que même bu fekkee ne diw yi dañ ko war a diwu muy diw karité yi naturel yi dañ ko war a liggéey ci noo xam ne macha allah wala rek mu nekk loo xam ne da nga koy jël benn heure supposons booy tëdd pour hydrater sa yaram ba mu doy mais munoo ci nag di dëkk le jour ak xam nu ñu koy waxee pour tous les jours du matin au soir donc il faut tout le temps même bu fekkee da nga ñuul war nga am gamme yu la intéressé yoo xam ne mun nga ko utiliser pour nga defar sa bopp loolu moo ci nekk donc teint noir bi dafa am lait de corps am na shampoing est-ce que ni nga cadré ça va parce que maa ngi sëgg ka sëggi voilà am na crème am na gommage bi nga xam ne da nga koy jël pour setal sa yaram dindi impureté ak peau morte yëpp gommage bi dafa sablé dafa mel ni suuf lañ sotti ci biir ak yeneen composants yu ñu ci dolli voilà huile de carotte yeeg curcuma yeeg affaire yooyu sérum yi voilà ak poudre de gluta yeeg yooyu it mu ngi ci yeneen bagage yëpp et c'est bien dosé parce que li ma leen wax dañ ko gëstu doxal ci suñu bopp nu ne parce que produit yi ñu daan faral di jël di leen jox satisfaction yu mag yi ñu ci daan am dañ bëgg tey bu doon benn la ñun ñu dem ne am nañu tey 100 macha allah voilà donc gommage baa ngi noonu crème chantilly baa ngi nii crème chantilly bi aussi du benn façon rek donc mën na dem ci teint noir mën na dem ci teint marron métissé mën na dem ci marron caramel mën na dem ci weex tàll ci tout type de peau lañ koy kii nii savon bi pour savon weex tàll bi la ñi nga xam ne dañu am éclat ci seen yaram dafa xees dañuy diw wala genre ñoom ñooy faral di utiliser savon weex tàll bi voilà di ci ami tamit nag satisfaction bu baax a baax ndax diw bi même ko amul habitude di diwu surtout ak tàngaay bi soo dee am sa savon yu baax yi dina defar sa yaram ba mu baax ndax savon yi pratiquement lépp luy defar yaram comme ni ma koy waxee mu ngi ci biir composants yi ma limoon léegi ak miel yeeg yu ko yëppan ci biir macha allah boo koy diwu da ngay am teint bu uniforme bu set bu rafet macha allah. am nañu tamit crème mes-pieds pour ñi nga xam ne dañuy faral di am ay kento seen loxo yi di ñuul bu ñuy diwu produit bi mooy produit bi nga xam ne moom moo ci gaaw boo ko jëlee da nga koy boole ak lotion bi jël sa coton di ko nettoyer di ci appliquer crème bi à une petite quantité di ko def en préférence xam nga nu ñu koy waxee de préférence la nuit di utiliser le produit de préférence la nuit donc loolu pour ñu am kento yi la ak yooyu voilà produit bi moom mooy bi nga xam ne pour cere la ñi nga xam ne dañu xeesal lakk wala ñu laal produit bu leen jigul ñu am problème moom itamit dafay ànd ak lotion effaceur bii nga xam ne suñ ko dee utiliser ci seen yaram dafay dindi carrément cere boobu xëj na du doon loo xam ne da ngay yeewu rek mu dëj mais ku ko topp di ko jël respecter traitement bi balaa am 1 mois nga commencé gis résultat parce que dër yi cere di bàyyi day jafe pour nga déjjati ko noonu mais pratiquement boo ko faralee di utiliser maa ngi ci yor photo ñu bari mais du ma bëgg di publier ay photo kanamu jàmbur wala dara jàmbur déedéet parce que tamit loolu bokkul ci sutura ci liggéey ak doomu aadama ak lu ma leen bëgg jaay sama kàddu gi bu leen doyul dara du leen doy donc je me dis que ne jarul ngay jël ay photo jàmbur di def ay publication man du ma doxee noonu donc lii mooy produit bi nga xam ne moom mooy dindi cere te efficace ci torop macha allah voilà mais ni nga xam ne noonu lay dindee cere noonu lay dindee entrejambe yu ñuul yi diggante tànk yu ñuul yi déranger na jigéen ñu bari sax parce que ñu bari dañ ko am boo xawee jël yenn poids yi ak mouvement yi ngay def ak yooyu frottement yi foofu da ngay dem irritation yi ñëw mooy dem di lakk ba na en un certain temps mooy indi yenn problème yi mais képp koo xam ne yaa ngi am teint clair wala nga noir sax bu la neexee di jàmbat ay noirceur entre jambes ba nga xam ne daf lay jox sax kersa ngay summeeku ñu ngi lay invité à ce que nga jël duo bii dinañ la wax ni nga koy utiliser mais que muy cere que muy produit yu ñuul yooyu di nekk ci diggante tànk yi nga xam ne day dem ba di la jox kersa ci sa biir néeg da koy effacer ba mu set wecc macha allah voilà donc savon yi moom la ñu faral di boole ak soit crème cere bi wala crème visage bi donc macha allah mu ngi noonu muy des produits vraiment très 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 naturels moom tamit bio macha allah et très très efficace savon yi dafa la ciy jàppale bu baax a baax macha allah.
waaw bii comme li ma waxoon savon bi moom pour savon wu ñu am teint yu noir ñi donc góor ñi ñu ngi leen ciy xaar évidemment ñi nga xam ne dañ bëgg teint noir bu set aussi seen saabu la donc ñi nga xam ne dañ bëgg teint marron métissé astafurlah teint marron caramel ak noirceur d'ébène ñoom ñaar ñëpp seen savon moo nekk noonu savon bi mix la ñoom ñaar ñëpp mun nañ ko utiliser. voilà sama bouteille yi def na sama lait de corps weex tàll mu ngi nii voilà boo xam ne moom it macha allah avec une bonne dosage ak bouteille bu civilisé rafet torop ci coiffeuse bii nekk pour marron métissé bi bii moo gën a fort tuuti bii mais néanmoins ndànk-ndànk boo koy diwoo teint bu caramel bu rafet moom ngay am macha allah bii comme li ma leen ci waxoon benn bi gel de douche la benn bi lait de corps la mooy bii pour ñi nga xam ne dañoo ñuul wala ñi nga xam ne marron caramel la métissé bu clair rek lañ bëgg a am bu yem rek marron chocolat yooyu seen lait de corps a gi noonu léegi nag lu ci waaye jël mën nañ ko composer gamme dañuy tamit jaay produit yi par benn parallèlement dina jaay savon séparément ak diw ainsi de suite bu ko bëgg a jël gamme au complet mun nga ko jël gamme au complet aussi donc ñu ngi leen di remercier vraiment ci confiance bi ngeen jox Kër Jeeg ji parce que amuñu seen fay en aucun cas ci loolu ndax en toute sincérité kiy wax ki ko déglu lay wër kiy wane ki ko seetaan lay xaar te xam naa ne deseewuñ ci yéen benn yoon maison baa ngi gën a yaatu macha allah on touche du bois clientèle yi ñu ngi gën a bari on est plus de 25000 contacts actuellement ci ñi nga xam ne ñu ngi intéressé wu ci yow di topp say bagage di ci impliqué wu di ko suivre di ci bëgg di ci approvisionné wu dafa am solo ndax ki lay seetaan kese mu ngi ciy jàpp waaye ki nga xam ne dafa taxawaatee neneen macha allah kooku it mu ngi def foofu lu rëy lu am solo la macha allah. bouteille yi nag dama ko indi pour wax ci parce que li tax mooy dafa am produit bu bees bu ñëw ñuy remercier suñu càmmiñ loolu ci États-Unis muy El Hadj Malick bu au Kangam bi nga xam ne représentante autant pour moi fii ci Dakar ak ci yenn région yu bari sax maa ngi fay livrer dinaa leen woon ci li may bëgg a wax noonu macha allah mais yemul ci ndox mi nga xam ne dafa tukkal jamono déedéet yemul ci ndox mi nga xam ne dafa ñëw am na mu taxawee mais dafa ñëw ci indiwaat yeneen vertu ci indiwaat yeneen solution ci suñuy problème ndax tey am na ñoo xamante ne da nga leen di gis foo saa su ne seen kanam di belli di nice maa ngi wax ak sama benn maman de mu ne ma eau de rose moo daan def noonu eau de rose boobu mën naa ne moom la ñu indiwaat mais ci beneen forme di ko ñaanal yàlla na jàmmam yàgg moom El Hadj Malick moom parce que dafa dem rek dafi étude rien que pour loolu kese mu doon des produits yoo xamante ni 100% naturel parce que man léegi damay gën a bëgg a dox jëm ci côté boobu ndax lu am solo la suñu bio bii lépp mën na ko eau de rose bi benn bi ñu leen ciy présenté li ci nekk mooy ndox boo xam ne da nga ko parce que yii en fait da ngay ubbi sotti mais yi ñuy defar yi ma xam ne maa ngi war a recevoir commande bi dañ koy pompe purge da ngay purger rek ci sa kanam soo sangoo ba set nga essuyer sa kanam da ngay jël lii pompe bi nga purger ko ci sa kanam ba mu tooy nga bàyyi mu fendi ànd ak sa kanam mais dafa def ñaari façon yu bokkul benn bi lim lay defal mooy day setal sa kanam tendre peau kanam bi liisal ko leeral ko nga am éclat boobu macha allah ba ku siggi xool la xoolaat la loolu am na solo da ngay leer ba macha allah da ngay ànd ak leer macha allah de source sûre leer nañu am na yenn yoo xamante ni moom la ñuy utiliser comme yenn genre marabout yeeg yooyu voilà mu doon eau bu baax i tamit parce que macha allah ci loolu muy def dina la rajeunir loo dina dindi lépp loo xam ne day nekk impureté ci sa kanam tendral peau bi châtinel ko ba nga xam ne dañ lay delloo ci ay at yu bari ci ginnaaw macha allah kon eau bi am na solo jeeg bu nekk même boo xeesalul même boo defarul sa yaram ci lenn sa kanam boog nga fexe muy normal daf ci am trop solo parce que li muy def ci kanam man lépp mënuma ko développer damay rek commencer li ci des yéen ñi koy utiliser di ngeen ñëw ak seeni retour parce que di ngeen ci gis lu weesu seen njort beneen potion bi ñu ngi ko tuddee potion magique tey sax flacon biñ ci am moo ëpp bii tuuti potion magique boobu
moom li muy def ci kanam mooy macha allah day dindi heure, day dindi tache noire, day dindi bouton, dafay dindi lunette, dafay dindi peau grasse, day dindi ride. ku koy faral di jël màgget kanam bu màgget nii daf lay të daf lay delloo ci ay at ci ginnaaw moom tamit. mais benn bi moo gën a simple parce que li ma lim nii yëpp lii moo ko woon ci beneen bi loolu yi daf ci am solo torop 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 torop. donc eau yu magique yooyu ñu ngi leen ciy xaar ndax eau yooyu li mu àndal ci boppam dafa bari te dinaa ci ñëwaat ci émission boo xam ne spécialement loolu laa koy def. mais comme dama wax lu jëm ci ay gaamu yaram wax ci ay lotion mënuma ñàkk wax ci produit yii nga xam ne macha allah daf ñoo fekk si te leer ñoo ñu ne ku ko ci jël di nga ci am résultat boo xam ne dina la sax bett 100% satisfaction ngeen ciy jëlee. te góor dina ko jël jigéen dina ko jël ndax léeg-léeg nga gis góor ñi am ay acné yoo xam ne ci seen kanam dinañ ci def lu ne te du dañ mais lii ñu ngi leen di assurer ne képp koo xam ne jël na ko niñ la ko waxee nga di ko jëlee noonu di nga ci gis résultat bu kawe sa njort te loolu moo am solo. donc macha allah yaakaar naa ne bëggati ngeen parce que bés bu set ñuy jéem a dem ci kanam di tegaat tànk ci kanam di leen indil yu bees tàq ba nga xam ne ñiy copier duñu mus a jot dab ndax ki lay bëgg a dab nga koy gën a jiitu bu ngeen bokkee vitesse bu ngeen di dawee sax du la dab asta boo ko jiitoo vitesse. donc ci noonu laay tàggoo sama mbokk jigéen ñooñu nga xam ne lu baax lu ne ñoom la macha allah fu ñu toll tey ñoom la fu ñu yegg si tey ñoom la ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. di leen remercier ci jàpp bi ngeen jàpp ak confiance bi ngeen am ci kër jeeg gi di leen fàttaliwaat ne boutique yi Thiès bi mu ngi foofu ci Sénégal dem dikk bus yi transport yooyu fi mu ne bureau bi ak boutique bi ñoo taqaloo derrière EDK bi nekk ci entrée Mariste ci entrée Thiès autant pour moi. di leen remercier bu baax dinañ leen bindal numéro bi amul benn problème mais bu dul loolu WhatsApp bu 080 bi ba léegi mooy dem pour commander yi. macha allah di ci kontaanee nu ne di leen ñaanal yàlla mu may leen jàmm ngeen am lu bare bare ci poche yi ba lu ngeen bëgg ci kër jeeg ji ngeen mën koo am. ñu ngi nag waajal yu doy waar parce que Korité baa ngi ñëw te dañuy dellu ki suñu mën ndox du bàyyi yoonam ndax jeeg comme ni ma koy waxee dafa war a am rek nu mu toogee ci biir këram. yàpp xaj nag bu seddee day soof ñëpp a ko wax donc ñu dox ci nay tàng jër nay tàng bay xoyom mi ndax ci benn kër gi rek la macha allah di leen jox daje. ci beneen numéro ci diir bu gàtt mën naa wax loolu dans un futur très proche comme j'ai l'habitude de dire ci yeneen xeeti baax à suivre merci.